asalaamaaleykum benn waxtu moo jot ci suñuy studio jotit ci bépp bànkaasu rajo Sud FM rawatina ca Diourbel bisimila ci xibaar yi li ci nar a gën a fës mooy foofulee ca Bambey nag moom li ñu fa nemmeeku mooy ay jàmmarloo ci diggante ay askante ji ci suba li ko waral nag mooy wàll suuf rawatina benn lotissement boo xam ne daal mairie ba moo ko fa amal Adama Ndiaye dina ci addu ci biir xibaar yi ñu wax it jëmale ci tolluwaayu mbas mi ci sunu réew ñeenti doomi aadama yu yees ñàkk seen bakkan ci mbir moomu lay loolu yóbbee bilan bi ci téeméer ak fanweer ak ñett ci suñu réew tey jii ci dibéer it ñi nga xam ne ñoom lañ nemmeeku ñu yees yoo xam ne daal amee nañu doomu jàngoro bi toll nañu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett yu si ëpp nag bawo ci li ñu duppee transmission communautaire di wàllante suñu biir te xamuñu fa mu bawoo mbas moomu la ñuy desal ak jeexital gi nga xam ne moom la am ci liggéeyu or bi rawatina te Tenkento nekk ci commune bu Sabadola foofu nag ndax daal taxawal bi ngi taxawal seen liggéey loolu indil jafe-jafe gu tar askan wa fa nekkee am sax loo xam ne moom la ñuy dundee fi mu toll nii jafe na leen lool dinañ ci déglu gëstu Boubacar Tamba dinañ wax it jëmale ci njàngale mu kawe mi kañ lañ fas yéene dooraat njàng meeg njàngale mi ci daara bu kawe yi daal ministre bi ñu dénk wàllu enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne nee na bu ñu moyul daal benn fan ci weeru septembre la nar a doon SAES nag moom ginnaaw gi mu déggee loolu ne di xamle ne assemblée universitaire daal lay xaar mu joxe ab calendrier moom ganup émission objection bu di maire bu njum teg ci nee na daal bor bi nga xam ne moom la nguur gi yoreel école yeeg institut supérieur privé yi dana fexe nu mu ko fayee ci ni mu gën a gaawee waa CUDEPES dinañ ci addu rawatina seen porte parole di Dawour Diop lii buñ ci toftalee xibaar yi biti réew ak li gën a fës ci wàllu xibaar te soxna Josette Kalinar ñu ko fàttali moo li gën a fës ci liñ leen nar dégtal tey jile Assane Thioune la ñu ciy àndal moo ne ci xarale gi. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru njolloor yi ci rajo Sud FM dañu koy door fële ca Bambey dañuy dem fekk fa suñu ndaw la fa teew di Adama Ndiaye Adama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Habsa Elimane Wane. Adama mun nga dellu si jàmmarloo yu amoon tey jii ci suba foofule ci benn quartier ca Bambey ak lu ko waral. waaw quartier boobu mooy bay dëkk bu nekk fi nga xamante ne mooy ci quartier DVF derrière la voie ferrée foofu la ay ñooñ ñi nga xamante ne bokk nañ ci askan wi ak ñi nga xamante ne ñoo fare ci maire bi ñoom ñoo amoon ay xët-xët ak ay jafante ci wàllu bi nga xamante ne moo jëm ci suuf wàllu lotissement bu am fii lotissement bi nag nee nañ dañ ko def ba pare ñi nga xamante ne ñoo waroon njëkk a am seen kër ñoom ñu beddi leen daal di leen yóbbu ñen ñi ñu mel ni dañ leen boddi ci mbir mi bañ leen boole ci li ni mel ñu ngi fi ak Jibi Fall moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo yore kàddu askan bi Jibi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi en direct sur Sud FM. ñu bëggoon laaj mbir yooyu naka la tudd. waaye mbir mi mu tuddee moom mooy keneen ne dañuy defal lotissement bi nga xam ne teguwul ci dëgg mooy keneen ne lotissement yi ñaar parce que dañoo ñëw lotissé ñu ba pare ëlbatiku ñii ñu jox leen seen kër ñii ñu xañ leen seen i kër ñii dañ leen a xañ ñii ñu jox leen ba pare ñi ñu jox ba pare ñu ëlbatiku jëlee leen ci seen biir kër yi yóbbu leen feneen parce que suñu kër dañ ko jaay dañu waxante dëgg ñu jaay suñu kër yi ñu nekk pendant 15 ans ñuy def 20 ans jël seen i propre moyen def ci li nga xam ne mooy seen ñaari néeg di suturaloo pour nawet bi ñu xëy un beau jour ne la génnal kër gi nga dem ci àll bi nga dem taxawaalu ak sa njaboot. loolu du ngeen ko mais duñu ko nangu Adama loolu duñu ko mës a nangu parce que ñun lu leen teral rek jaral nañ lu ëpp loolu léegi nag dañuy avertir maire mu jël ay responsabilités préfet na jël ay responsabilités parce que li raam ci ñag bi la jëmaa nañ ko teel a arrêté li nga teel a arrêté li ñu raam mooy que ne ñun suñu bakkan la ñu joxe suñu kër yi parce que moom la ñu am parce que mënoo nekk ci benn terrain pendant 15 ans ak sa njaboot say doom yu bëri judd ci seen biir kër nga mayee fa say doom say doom wàcc fa liggéey ñu xëy génne la biir kër gu ne dama ci àll ba nga dem dëkk ak sa njaboot. waaw mbir mi daal tàng na lool fi nga xamante ne mooy ci quartier bay dëkk bi nekk fii ci quartier dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen i xibaar Adama Ndiaye fii ci Bambey pour la rajo Sud FM. ñu sant ko gërëm ko moom Adama Ndiaye doon waxtaan ak kenn ci askan wi fare foofule ca Bambey li waral nag ay jàmmarloo yi ñu fa nemmeeku tey ji suba mooy wàllu suuf rawatina benn lotissement boo xam ne mairie baak fa def te dafa mel ne daal ñenn ci askan ne dafa mel ne da caa bëgg a faral ñeneen ñi loolu nag di coowal suuf boo xam ne Assane Thioune fi mu toll nii lëmbee na réew mi leneen lu lëmbee réew mi indi nag jàkkare mooy mbas mi ñu yóbbu sax ñu wax ci tolluwaay
mbas mi tey jii ci dibeer bi di juróomi fan ci weeru juillet ñeenti doomu aadama yu yees lañu nemmeeku ni ñoo ñàkk seen bakkan jëmale ci wàllu coronavirus boobule di mbas mi te yóbbu ci bilan bi ci téeméer ak fanweer ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett nag lañu xamle ne tey jii ñoo amee doomu jàngoro bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy directeur de la prévention du docteur Mamadou Ndiaye ci ni muy wax tolluwaay bi nag dellu si na bu baax a baax ci dégtali diggé yi nga xam ne moom la ñuy amal ngir xeex mbas mi. ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci cas contact am nañ ci ñaari cas importé ci aéroport Blaise Diagne am nañ ci fanweer ak ñeent cas yi nga xam ne mooy transmission communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Géejawaay am na ci ñett Mbao am na ci ñett Pikine am na ci ñett Mamel am na ci ñaar Mariste am na ci ñaar Rufisque am na ci ñaar Almadi benn la am Cité Comico benn Cité Kër Gorgui benn la am Jëppal benn Fatick benn Guinguinéo benn Kaffrine benn Xombol benn Liberté 2 benn Liberté 6 benn Médina am na benn Mékhé benn Mermoz benn Parcelles Assainies benn Plateau benn Thiès benn Rebeuss benn Scat Urbam benn Touba benn téeméeri malade ak juróom fukk ak juróom ñaar bi ñu saytoo seen yaram mun nañu wax ne ko wér nañu te dinañu génn tey bu ci yàlla ànde ñeent fukk ak juróom ñett ci malade yi ñu ngi ci animation yi ñeenti doomu aadama génn nañu àdduna niki démb samedi ñeent fan ci weeru juillet ñeneen malade ñi des nag ñi nekk hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméeri malade yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañ ci téeméer ak fanweer ak ñett ñoo ci génne àdduna mu des ñaari junni ñetti téeméer ak juróom-ñeent ñaari junni ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal suñu mbokk yi nga xam ne jot nañu ñàkk seeni ñooñ di ñaanal aussi ñi tëdd ci lalu hôpital yi yàlla dimbali leen ba ñu génn ak jàmm di woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi nga xam ne joxe nañ ko. ki doon àddu ñuy teewlu mooy docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention doon dellu si tolluwaayu mbas mi ci suñu réew ni mu ko waxee daal mun nañu Ndakaaru moo jël raw gàddu bi jëmale ci wàllu mbas mi docteur Mamadou Ndiaye mi ngi doon soññit ci biir tolluwaay bi mu doon amal ci wàllu mbas mi askan wi ñu fexe ba sàmmonteeg digle yi te digle yooyu yi ci gën a fës xam ngeen ko mooy takk masque waaye it saa su ne raxas sa loxo ak laal gel wala raxas sa loxo ak saabu ngir mën a raxasu nag faawu ndox Assane Thioune li ñu nemmeeku nag mooy ci jamono ji nga xam ne mbas mi wër na Sénégal ci dëkk bii di Sinthiou Yoro Sadio nekk ci commune bu Fandène nag moom jafe-jafe daal la ñu am ngir jot ci ndox moomule ndax daal réseau hydraulique bi daal moo fa yegg seegul donte foofule le projet KMS 3 nga xam ne ci lañ dekk yaakaar ngir tàggalikook jafe-jafe yi am loolu nag jaaxal loolu askan wi nga xam ne dañoo jaaxle rawatina ak mbas mi nga xam ne saf na lool foofu lay wala bokk ci biir Sénégal Babacar Ndaw
askan bu dëkk bi di Sinthiou Yoro Sadio bokk ci commune bu Fandène waaye gën a jege dëkk bi di Thiès ñu ngi ci jafe-jafe ndox. Moussa Wali notable ci Sinthiou Yoro Sadio. Le tuyau du KMS3 ci biir dëkk moo nekk nii mais malheureusement on n'a pas. Ce qui est choquant de mon côté les gens qui ont les moyens ont de l'eau et les pauvres n'ont pas de quoi boire. Les gens qui n'ont pas les moyens. Est-ce que vous voyez donc je vois que c'est l'inégalité sociale. ñoo xamante ne yàlla may na leen moyen ñoo am ndox parce que il faut casquer entre 500 600 000 pour avoir l'eau. Vous voyez c'est un peu compliqué. et ku amul looy lekk nooy fay 600 000. lu ni mel borom dëkk bi di chef de village yu Ahmadou Sy firndeel ko. ñëpp nañu am ndox buñ des man war na maam góor ci la mi bu fekkoon ne nangu woon naa ba tey sama kër mu ngi xelli ndox ci robinet waaye nag bugguma loolu ndax kilifa warul jiitu ci lenn li su ma jiitoo ci lenn li dañuy wax ne waa Sinthiou Yoro Sadio yëpp am nañu te loolu bugguma cee jiitu laay ñaax monsieur le maire moom ci boppam mu def ci xelam def ci yittem def ci fullam def ci faydam na jël defal dëkk bi yëpp ba mu des man su desee man kese su ma amul robinet itam dinaa dem robinet public bi di indi di jëfandikoo. terewul ci jamono mbas bi askan bu Sinthiou Yoro Sadio dajale nañu li ñu am ngir tey jii wut seen ay jumtukaay waaye di gën a waxtaan ak askan bi madame Dieng Ndeye Marème Camara di sage-femme ci bërëbu fajukaay ba di gën a ñaax askan bi ñu sàmmanteeg la leen war. di leen ñaaxaat ci raxasu bi di takk seeni masque di respecter distanciation sociale mooy 1 mètre yi di wàññi demlante geeg dikkalante gi saafonte geeg nuyoo geeg yooyu. Covid moom bu ñu waxee Covid xam nañu risque bi mu ngi fépp mais fii li ma ci gën a gis mooy naam zone la boo xamante bëri na ci ay nit ñoo xamante ne seen doole demeewul noonu pour di aaru nu mu waree mais gis nañ am nañu pas-pas bu baax ci seen bopp man ci poste bi laa nekk mais gis naa ne saa suñu ñëwee ñu ngi takk seeni masque te bu ñëwee seen premier réflexe mooy raxas ndax damaa teg benn lave-mains ci porte bi mais damay gis duñu xaar sax may leen raxasu la bu ñu dugg rek di daal raxasu kon ma xam ne mu ngi ci ñoom. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw jërëjëf ngeen ñuy déglu ca Thiès ci 102.2 ñu jóge fa jàll ca Tambacounda ngeen ñu fay teewlu nag ci Ndakaaru ci 98.5 waaye dañuy wax ba tey ci wàllu mbas mi rawatina nag jeexital gi nga xam ne moom la indi ci askan wi nga xam ne liñ leen xamee mooy liggéeyee wàllu woor wi rawatina foofule ca commune bu Sabodola ci dëkk bi di Tenketo nag daal jamono ji nga xam ne ak wopp si daal liggéey bi dafa tax na mu jural askan wi daal ay jafe-jafe yu bëri donte nag nguur gi yóbbu na fa ay dund ak itam mairie bi ak Sabodola Gold Operation ñëw daal di fa def ay jéego ngir jàppale leen taxul daal ba jafe-jafe yi ñu ngi fa tar Boubacar Tamba. dëkk ma siiw mii di Tenkoto nekk ci commune Sabodola lu mat 20 junni doomu aadama ñoo fi yeewoo naam dëkk bi ruxe na waaye la fi doon lu jàmp mooy dund ma ñàkk ci njaboot yu bare ndax tëj bii ñu tëj barab yu ñuy kase urus ak mbas mi di coronavirus am na benn borom kër ma ñëwoon sàkku ndimbal ci borom dëkk bi. exemple bi mu ñu jox nag daw suñu yaram muy góor gu ñëw mu doon ut ci ndimbal fekk heure lekk la mu yëkkati ca la mu doon xewlu jox ko. kooku ne ko mënuma ko lekk mu ne ko lu tax mu ne ko maa nga bàyyi juróom-benn bant kër ga ak 2 soxna mënuma lekk bàyyi leen ci loolu chef du village ne ko loolu amul problème lekkal finalement mu sëgg di jooy donc mu ne ko jarul ngay jooy incha allah dinañ la jàppale taxawu la naxanteeg moom daal ba mu jël la nga xam ne moo nekkoon ca bool boobu jox ko mu yóbbul ko famille mu yëkk teg benn somme tegal ko ca na ko yóbbul boo demee nga am loo mën a jafandu ci ay quelques jours ce qui montre que wax dëgg yàlla situation bi tar na métti na ci gox bi te jaadu na aussi état bi jéem a fexe nu mu ci defee ay effort pour taxawul leen ndaxte ndimbal gi certes baax na mais mënuñu dundal nit ñi li ñu jàpp ne moom mooy li war te doon loo xamante ni moo mën a nekk mooy nañ leen encadré bàyyi comme niñ bàyyee transporteur bi encadré ko muy daw otoom di ci liggéey di dundal famille am béykat bi nga xam ne bloqué woon na Dakar ñu libéré ko mu dem di aménager ay toolam di béy orpailleur bi nga xam ne foofooy toolam foofooy auto transport am ci lay amee lu muy suturloo ñu encadré ko mu exercer activité am pour mën a fexe dundal njabootam yaakaar nañ daal loolu moom mooy solution bi. nguur gi Sabodola Gold Operation ak mairie bu Sabodola séddale nañ fi ay dund waaye dafa mel ne rek xaajul faj soxlay askan ya lu ñu bëgg rek mooy nguur gi ubbiwaat barab yi nga xamante ni fan yi gase urus Boubacar Tama doon bawoo Tenkoto
rajo Sud FM. jërëjëf Boubacar Tamba ñu jóge ci Tamba dellu si fii ci studio yi rawatina ngir waxtaanee émission bi nga xam ne moom lañ leen dégtal sànq di émission di objection bi ñu leen dégtal dibéer bu ne ci suba si ak El Hadj Baye Omar Gueye tey nag mi ngi doon dalal ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu njàng bu kawe bi moom nag nee na ci daal fexe ak mbas mi nga xam ne moo taxoon bañ dakkal jàng yi moom daal njort na ne bu benn fan ci weeru septembre jotee ak jàmm la xale yi di dellu ci université yi loolu yëpp nag sàmmonteeg lii ñu duppee protocole sanitaire ngir xeex mbas mi mi ngi ko xamle ci émission bi ci fàttali émission objection bi mu doon amal tey jile moom la di Cheikh Oumar Anne di xamle ne nit di digle ne danañu yokk bu baax a baax budget bi nga xam ne moo jëm ci wàllu gëstu ci université yi ci fukki milliards ñu des ak ministre bi nga xam ne sànq teewlu ngeen ko ci xibaaru français yi ak ci Fatou Bari yëkkati na yeneen kàddu ne bor bi nga xam ne it moom la nguur gi yoreel ñi nga xam ne mooy institut supérieur yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu privé yi dinañ fexe ba sàmmonteeg moom Cheikh Oumar Anne tekki di maire bu Ndioum it yemu ca mi ngi xamle ne danañu fexe yi daal ba ci biir APR daal ñëpp tegu ci rang yi maanaam daal du kenn koo xam ne da ngay ñëw di fa indi ab coow ci mbir moom la sax la ñuy des ak ganub El Hadj Baye Omar Gueye tey ji suba di ministre bi Cheikh Oumar Anne ginnaaw gi mu ne nag ci benn fan ci weeru septembre lañ fas yéene tàmbaliwaat jàng yeeg jàngale yi ci daara yu kaw yi nekk ci biir réew mi kuréel bi nga xam ne mooy syndicat bi ëmb jàngalekat yi réew mi ñoom nee nañ dégg nañ lu ministre bi wax secrétaire général bi di Malick Fall nee na ak lu mën a am daal ñoom ñenn la ñuy déglu fi mu toll nii mooy assemblée universitaire bi mu joxe calendrier bi ñoom ñu sàmmonteeg loolu la ñu déglu Malick Fall. li ma mën a jàpp te wax ko mooy ministre bi moom ci rôle politique am la nekk donc université yi également ñoom dañu nekk ci seen maanaam rôle jàngale ak recherche te at bu jot dafa am lu ñuy tuddee assemblée de l'université wala conseil d'administration université moom mooy daje définir calendrier wax ni kat ñun war nañu ubbi telle date bi lañu jàpp pour fête tey day commencé date bii lañu jàpp pour examen ci la war a am ay si calendrier boobu nag ñun moom la ñuy xaar te ci loolu dañuy sukkandiku donc ñoo ñuy xaar ba instance pédagogique daje ba wax ni ñoom kat jàpp nañu ni date bi la ñuy ubbi ñun ci loolu la ñuy tënku mais tënkuwuñu ci li nga xam ne moom la ministre déclaré xam nga dafa am rôle dafa am loo xam ne rôle politique la ak loo xam ne rôle maanaam c'est technique te ñun li ñu gën a jàpp mooy ñoo ngi déglu suñu ay instance pédagogique instance yooyu date yi mu indi ñun ci date yooyu dañuy tënku ci date yi nga xam ne moom la ministre bi joxe. ki doon àddu ñuy teewlu mooy secrétaire général bu SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi yëngu ci wàllu daara yu kawe yi moom Malick Fall ni ginnaaw ni ministre bi yëkkatee ay kàddu ñoom daal ñenn li ñuy déglu mooy assemblée universitaire yi nga xam ne ñoom ñoo am dogal ngir wax kañ la jàng meeg jàngale mi war a mën a dooraat foofule ñu des ba tey ci émission objection boobu ak leneen loo xam ne it yëkkati na ko moom Cheikh Oumar Anne di doon ganub émission bi di xamle ne bor bi nga xam ne moom la nguur gi yoreel institut ak école supérieur privé yi danañu ko daal fay na mu waree ñu déglu si ki nga xam ne mooy Daoud Diop yore kaddu waa Kitobes nee na ñoom daal leen rek leen ñor fi mu toll nii mooy koppar bi ñu leen yoreel ñu jox leen ko ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yi nga xam ne ci la ñu nekk fan yii la. waaw ñun loolu la ñu mës a sàkku bor bi ñu fay ko depuis ñu fay ko lu ko gën a gaaw parce que depuis mois de mars avril. Chaque fois bu ñu defee benn sortie loolu la ñuy wax parce que école yi tëj nañ ko depuis mars amatul ressource depuis lors ñu ci bëri ñu ngi war a reprendre cours yi donc am na ñoo xam ne ñu ngi jéem am na ñoo xam ne mënuñu vraiment bor bi dana tax école yi mën a reprendre mais sinon ak xaar bu yàgg bi jafe-jafe yi day gën a yokk ci école yi day gën a yokk. te am na foo xam ne bu ñu fa tolloo école yi bu ñu mënatul dem dañuy taxaw ci loi initiale bi 2020 juróom-ñaari milliards ak juróom-ñaar fukki millions la ñu prévoiroon pour avancer ko dugal ko ci bor bi mu ñu amel ci atum njàng 2018 2019
donc ñu ngi xaar ci lu gën a gaaw xaalis boobu ñu génn ko pour que njàng mi mën a tegwaat ci yoon. ki doon addu di Daoud Diop yore kàdduk KIDOPES ëmb école yi nga xam ne ci wàllu njàngale mu kaw bi la ñuy yëngu waaye nekk ci privé bi mu doon addu ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la Cheikh Oumar Anne ministre bi dénk wàllu njàng mu kawe mi yëkkati tey jii ci suba ci rajo Sud FM di xamle ne daal bor bi ñu leen yoreel dinañu ko fay ñu fàttali leen ne boobule émission di objection ak El Hadj Baye Oumar Gueye ñu leen koy dégtal dibéer bu ne mun ngeen ko dégluwaat saa su leen soobee ci www.sudfm seen rajo .com ñu wax ci leneen jëm ci siife bi nga xam ne moom la waa ONCAV siife benn déggoo ak ay partenaires techniques am li ko waral nag boobule signature mooy fexe ba juróom benn junni ak téeméeri association sportive et culturelle yi mën a daal am seeni bërëb yoo xam ne ngir transfert d'argent la maanaam jële fa wala yónnee xaalis ak yeneen yu ni mel daal loolu yëpp ngir ñu mën a demal seen bopp am it ay xëy yoo xam ne ñoom ñoo koy amal foofule ñu déglu si président bu ONCAV Amadou Kane ci micro Mamadou Camara. projet bu njëkk bi d'abord ñu ngi ko defee ak suñu partenaire bu tudd Sewacat projet de transfert d'argent la de paiement de facture et de tout service lu ñu si rafetlu mooy projet globalement 10 000 points de transfert la ñu war a def mais au-delà de cela rafetlu le fait que projet bi pour le moment ONCAV defu si dërëm benn ASC defu dërëm lépp partenaire technique bi taxaw moom moo indi matériel buy transformé buy def transfert d'argent bi ak service yëpp moo indi aussi ñaari carte c'est des cartes bancaires ñoo xam ne daf lay permettre nga denc si xaalis mu lay permettre tamit soo amee soxla nga dem faj si sa soxla maanaam su dee da nga bëgg dem voyager wala da nga bëgg jëndi dara ak carte bi mun nga ko def 10 000 la war a doon mais dañu war a commencer d'abord par 2 000 points te loolu ASC yi la lu si am solo mooy dafay créer emploi pour ASC yi point bu ne dina créer au moins ñetti emploi ñu commencer par 2 000 ASC teg si 8 000 mais balaa loolu ñu d'accord ak suñu partenaire technique bi que dañuy def 150 points témoins maanaam fu ñu dooree 150 yi tamit si ODCAV yi si ASC yi lañ koy jëlee amul benn ASC pour le moment bu nga xam ne duñu joxe dërëm ñoom ñoo indi TP yi ñooy indi carte ñaari carte yi muy carte ba pare teg si 150 millions mu mun a constituer fonds de roulement bi c'est parce que nguur gi d'accord na protéger ñu d'accord na aussi garantir ñu à travers le FONGIP donc su neexee yàlla fii ba weer bi di dee dinañ mën a commencer loolu. ki doon àddu mooy président bu ONCAV di Amadou Kane ñu fàttali bureau national bu ONCAV yi ci jamono ji ña nga fële ca Kaolack di lalu ngir amal fa seen comité directeur d'information tey jii ci dibéer gi sax la ñuy amal seen assemblée générale bu ñu sukkandikoo suñu ndaw bi nekkee foofule di Mamadou Camara assemblée générale bi nga xam ne moo nar a tax ba ñu yeesalaat lépp lu jëm ci charte jëm ci wàllu ONCAV. xibaaru bitim réew. xibaar yi biti réew yi dañu koy door fële ca Mali président Ibrahima Boubacar Keïta démb nag dafa dalal ñenn ñoo xam ne daal ñoo teewal parti yi nga xam ne ñoo bokk ak moom lu bëri nag li ñu waxtaane bokk na ca daal amal benn gouvernement bu yees boo xam ne nag dañ koy ubbi ci yeneen ni parti yi nekkee foofule indi it ay soppeeku yu mag a mag muy coppite yu mag a mag muy ay réforme li waral loolu yëpp nag mooy fexe daal ba guute gi nga xam ne ak jafe-jafe yi dëkk boobu di Mali di dund saa su ne daal ñu mën ka saafara ñu wax ba tey ci wàllu biti réew ak mbas mi ca Maroc nag tey jii ci dibéer yi daal ñu ngi xamle ne juróom benni téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo amee doomu jàngoro bi foofule nee nañu daal tey jii bilang biñ ci am gëjoon nañ ko am ci weeru mars dafa am nag li ñu nemmeeku daal ci benn usine bu nekk foofule benn dëkk bu tudd Safi fa la mbir yi jugee bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi foofule ci Maroc ñu fàttali na nag daal Maroc it wàllu mbas mi bëri na fa lool la ñu jeexale ko ak Nana Akufo-Addo nga xam ne mooy président bi jiite dëkk bii di Ghana moom daal dana beru lu diirub fukki fan ak ñeent li ko waral nag mooy daal dafa am benn jegeñaalem boo xam ne daal dañu nemmeeku ni ameen doomu jàngoro bi di mbas mi di Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci service présidentiel yi foofulee ca Ghana lii daal moo gënoon a fës ci wàllu biti réew ci rajo Sud FM jot nañu dalal soxna Josette Ka li mu ñëw fàttali ñu li gën a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu ne te mu jëm ci jeex. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM
dañu koy dooree ak génnub àdduna Bamba Ndiaye mi fi nekkoon journaliste nekk it islamologue nekkoon na fi jëwriñ gi ñu dénk wàllum affaire religieuse poste boo xamante ni ci ñaareelu mandat président Abdoulaye Wade la ko occupé daanaka lu ko dalee 2007 ba jàpp 2012. ci ndorteelu benn ci ayu bés bi njiitum réew mi yëkkati na bépp restriction dakkal na état d'urgence bi ak couvre-feu bi waaye li ci mënti am njiitum réew mi mu ngi sàkku nit ñi gën a wàcc woo ak geste barrière yi ngir mën a xeex mbas mi Amadou Moustapha Dieng. teggi nañu bés ñi ki tey couvre-feu bi ak état d'urgence bi président Macky Sall moo ko xamle ci mu doon amal waxtaan ak askan wi. J'ai décidé de lever l'état d'urgence. jël naa dogal teggi couvre-feu bi ak état d'urgence bi dale ko ëllëg ci guddi. 30 juin 2020 à 23h. waaye muy gaawantu di njàmbaas ne ay la yéwén feebar bi moom jógewu fii moo tax dañoo gën a war a mun a moytu. La lutte contre la pandémie waaye n'est ma pas leen di encore yëgal ni finie. feebar bi La moom ay la maladie yéwén est ba toujours léegi ñu là. ngi fii te Toutes ñu ngi les xam ne pressions daañu dund ak moom montrent ay que weer le ci kanam. virus durant les mois à venir. président Macky Sall dem sax bay fàttali askan wi ni ñu war a doxalee ngir sàmm seen bopp ba moytu jàngoro bi. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêchent kon bokk la looloo tax fu mu nekk propagation nii du virus. dañoo gën a taxaw Se daal di xeex laver ak moom fréquemment di les ko mains, jaaree ci raxas suñuy respecter loxo la moytante distanciation ak physique, dandan ak di éviter takk les masque takk rassemblements masque boobu sax non nee nañu nécessaires, baax na loolu limiter les ngir moytu jàngoro déplacements bi. et réduire considérablement la circulation du virus. président Macky Sall di xamle ne fu mu nekk nii réew mi dafa nekk ci guuta ndax ni ñu war a bañee feebar bi gàllankoor suñu dund noonu le la ñu war a bañee feebar bi le gàllankoor koom-koomu réew mi. Lutter pour préserver nos vies et notre santé. Et fu mu nekk nii ñun askan wi dañoo war a taxaw temm daal di xeex ngir feebar bi jóge fii waaye it ñu xeex taxawalaat suñu koom-koom daal di bañ a bàyyeeg feebar bi mu daal di naax saayal koom-koomu réew mi loolu daal fu mu nekk nii mooy mbir mi ñu nekk diggante boobu daal fu mu nekk nii la Sénégal tollu. Compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale. corona wala koom-koom koom-koom wala corona laaj baa ngoog. dañuy des ba tey ci wàllum mbas mi Sénégal fu mu ne ni nag am na lu toll ci juróom-ñaari junni ci ay cas nit yu am coronavirus ginnaaw ñeent ci ay weer fi mu ne ni test yi nag nit ñi nga xamante ni dañoo symptomatique wala ñu vulnérable ci ñoom dong lañ koy amalee prise en charge bi ci kër yi dañ koy wëyal boobee dogal la autorité sanitaire yi jël ngir mën a wàññi lim gu takku ci ay malade nekkee ci centre de traitement yi xadi seen situation bu bees doxalin bu bees cas yi du yokk ñi am coronavirus toll nañ ci juróom-ñaari ju nekk juróom fukk ak ñeent mbas bi ba mu tàmbalee ba léegi fii ci Sénégal ba tax na nag lal yi ci hôpital yi doyatul ba tax na nag autorités yi jógtee ngir rek dooleel faj maladie ci seen biiri kër leneen lu tax ñu jël bi lee dogal am na ñu bëri ñoo xamante ne nangootuñu dem l'hôpital bu ñu sukkandikoo ci Amadou Diarra Bey nekk directeur général bu SAMU. suivi à domicile moom mooy faj yenn nit yi seen kër loolu tamit waxtaan yu bari def nañ ko ci parce que li ñu seetlu mooy am na ñoo xamante dañuy bañ sax ñëw hôpital te ñooñu kenn mënu leen a bàyyi parce que mun nañu aggravé wu mun nañu décédé te mun nañu wàll tamit feebar bi ñooñu tamit dinañu def ay procédures yoo xamante ni dinañ permettre ñu leen di faj ci kër ga di respecter nag confidentialité bi ba pare ak procédure de surveillance yoo xamante dina tax ku ci aggravé wu ñu mun la yóbbu hôpital ci anam yu gën a gaawee. képp koo xamante ne personne contact nga kenn dootu la defal ci test fi mu nekk nii nag ñu feebar bi di sonal la ñuy jox bopp nit ñi nga xamante ne am nañu symptôme coronavirus rek la ñuy defal test. bu njëkk dañ doon testé ñëpp contact yi isolé leen test mais léegi dañuy changé doxalin léegi décidé nañ ñi dañuy testé ñi nga xamante ni am nañu ay symptômes ñi nga xamante ni contact la ñu woon dootuñu leen testé wala dinañu seppi ñi nga xam ni contact lañu ba pare ñu vulnérable mooy am nañu feebar bu fi nekk boo xamante bu leen feebar bi daloon gravité mun na am ñooñu rek la ñuy testé si ak frontières yi nga xamante ni dinañ ko ubbi tamit am na ay tests yoo xamante ni dinañ ko def léegi ay mesures yu ñu jël mesure boobu mooy d'abord dañu décider ni kuy dugg ci dëkk bi da ngay testé wu avant ngay ñëw. dogal yooyee nag ci wàllu koom dina tax rek ba nguuru Sénégal daal di sakkanal ay milliards yu bëri. ci wàllum yoon Pape Alioune Fall ginnaaw ba ñu jàppee ni lépp luñ ko doon toppee moo ko def ñeel génnub àdduna Binta Camara moom dinañ ko tëj giirub dundam boobee pen la ñu daan it juróom ci juróom-ñaari nit yi nga xamante ni seen loxo dafa laale ak génnub àdduna major Tamsir Sané kii di Moustapha Ndiaye bu PUR mi ñu jàpp ni moo faat Ibrahima Diop moom daan nañ ko ngir mu tëdd kaso fukki at ak juróom yile verdict yëpp chambre criminelle bu Tambacounda
Keita moo ko joxe Boubacar Tamba. tribunal daan na Pape Alioune Fall mu nar a tëdd kaso diiru dundam ndax jàpp na ni moom moo doon jëm a yegg ci Binta Camara ba noppi faat ko ci wàllum ndàmpaay moom franc symbolique bi la wax a versé njabootu Binta Camara ci lu jëm ci mbiru major Tamsir Sané ñii di Idrissa Sow ñu gën koo xam ci turu Pël bu rafet ak Kekoroba Ba Doudou Ba ñu gën koo xam ci turu Demba Siré Moussa Diaw ak Sidi Diallo tribunal jàpp na ne ñoom ñoo ko faat ba tax na mu daan leen ñu nar a tëdd kaso seen diiru dund te it nar a fay téeméeri million ci suñuy koppar njabootu Tamsir Sané ñaari million gendarme bu nekk ñaa ci jële woon ay gaañu-gaañu ñii di Paté Ba ak Khoureyssi Diallo ñoom juróom benn weeru kaso yu ndul tëdd lañ leen daan ñu war a bokk ñoom ñëpp daal di fay koppar yi ñu war a fay ñii di waa PUR ñoom kii di Moustapha Ndiaye la tribunal jàpp ne moo faat Ibrahima Diop loolu waxal mu daan ko fukki atu kaso ak juróom kii di Ousmane Sidibé te ñu njoxtoon ni moom ak Moustapha Ndiaye ñoo rey Ibrahima Diop tribunal bàyyi na ko yeneen militant PUR ya des daan nañ leen ku ne ñetti weeru kaso ndax ngànnaay ya ñu yore woon te amuñ ci benn sañ-sañ. benn fan ci weeru sulet bi rajo Sud FM xumbal na ñaar fukk ak juróom benneelu anniversaire am mu nekk première rajo privée d'information bu Sénégal Sud FM daanaka bokk na si ñi nga xamante ni ñoo taxaw temb ci yenn ci ay événement yu marqué rajo fii ci Sénégal loole nag dafa di loo xamante ni dina wëy bu ñu sukkandikoo ci directeur général bi di Baye Omar Gueye ñu teewlu ay kàdduwam. ñaar fukki at ak juróom benn du ñaar fukki fan du ñetti semaine ñaar fukki at ak juróom benn un quart de siècle d'existence la boo koy seet du lu ndaw alors fu mu nekk nii jot na ñu fàttaliku ñi nga xamante ne ñoom ñoo créé Sud FM ñu fàttali ki nga xamante ne mooy président Babacar Touré kii di doyen Abdoulaye Ndiaga Sylla ak képp ki nga xamante ne bokkoon na ci liggéey boobu pour samp Sud FM te Sud FM di wéy di bégal askan bi ndax yow ci sa wàllu bopp di nga ko seetlu amul bés boo xamante ne auditeurs yi duñ la woo amul bés boo xamante ne askan bi duñu kontaan ci liggéey bi te lu ñuy dem muy gën a yokku loolu day nekk encouragement day nekk sas boo xamante ne tegu na ci ñun pour que liggéey bi ñu mën di ko wéyal ci bànneexu askan bi leneen loo xamante ne mën nañ ko jàpp te war tax ñu taxaw mooy di fàttaliku ñi nga xamante ne dañu bokkoon ci liggéey bi te yàlla jële leen fi ñu toog ñaanal leen yàlla suñu boroom tàppe leen àjjana suuf oyof seen kaw loolu nag tamit day tax ñu am reconnaissance à ñi nga xamante ne ñoom ma jiitu woon ci direction wu rajo bi ma xalaat ci kii di Chérif Ali Valid Sey yàlla na ko yàlla xare àjjana mais tamit Abdoulatif Coulibaly ak Oumar Diouf Fall ñëpp daal nañ ne souhaiter joyeux anniversaire pour que li nga xamante ne mooy liggéey bi ñuy xaar ci Sud FM ñu mën ko di ko wéyal mu doon mbégte askan bi moom mooy programme yeeg émission yëpp di nga ko seetlu ne am na loo xamante ne soppeeku na ci loolu dafay wane rek ne fu mu nekk ni Sud FM mi ngi wéy di def li nga xamante ne moom la auditeurs yi xaar ci moom maanaam di liggéey bu mucc ayib pour que auditeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo bëggal seen bopp rajo bi di suivre rajo bi di kontaan bés bu nekk suñ koy déglu te lépp day jëmale rek rajo bi ci kanam. hivernage ci bët saalumu réew ma foofee ca Ziguinchor nag taw bu ànd ak ay waddum glace def ay yàqute yu bëre moom la ñu nemmeeku ca département bu Oussouye mu di ab mbir boo xamante ni bëriwul luñ koy gis jot naa yàq lu bëri ci ay toiture kër daanaka ci ñett ci ay village Ben Michel Kanfoudi. mbir mu yéeme moo daal di am alxamis ji ci ngoon ca Jaaken Joola Jaaken Wolof Esawut ak tund yu ko wër taw yu foor yu ànd ak ngelaw ak itam ay donju glace ñoo daal di wàdd ci dëkk yooyu nekk ci département bu Oussouye li ni mel nag yàq ay toiture yu bëre ci zone boobu nekk ci département bu Kassak benn habitant wu Jaaken Joola di ko dëggal ci téléphone rajo communautaire Kabisa FM. ñun daal fii la ñu nekkoon ba mu yàgg ñu gis ay taw yi ànd ak ay glace yi nga xamante ni dañu wàdd di xar sunuy zeng am na ay kër yu bëri bëri yi nga xamante ni donju glace yooyu yàq na leen man mii di wax ak yow war naa sensé fukki tool ndax donju glace yooyu la te am na ci dëkk bi ñi nga xam ni ñoo ma gën a yàqule surtout ñi nga xamante ni sax ñoo yor ay kër yu bees ñoom ñooñu le daanaka sax dama leen yërëm li ni mel daal mën nañu wax ni catastrophe la. soxna si nga xam ne ay atom sori na lool moom itam jaaxle lool di wax ni bulet mu gis mbir mi ni mel depuis bu mu juddoo ba léegi. mësuma gis lii ay glace yu yàq ay toiture kër xool leen dégâts yi rek man daal en tout cas depuis bu ma juddoo ba léegi mësuma daje ak li ni mel.
lan moo mën a expliquer phénomène bi ni mel du ñàkk experts yi daal di si dellu si waaye nag fu mu nekk nii lu wër ba wër mooy askan wi yeewoo ca Jaaken Joola Jaaken Wolof Sawut ak tund yu ko wër fu mu nekk nii ñu ngi constater dégâts yi. ci wàllum tàggat yaram la ñuy tàbbi ñu naroon ko amal nag ci 2021 bi Coupe d'Afrique des Nations bi pousse nañ ko ba janvier 2022 CAF moo xam le ni bile compétition mënta am ndax mbas mi nga xamante ni mu ngi fii ba léegi mu di ab dogal boo xamante ni bu yenn maanaa la bu ñu sukkandikoo ci Augustin Senghor du président bu fédération sénégalaise de football nekk it ku bokk ci conseil exécutif bu CAF ñu teewlu ko. décision boobu ñu jël mooy décision bi war a dal xel ñëpp parce que gis nañu ne jàngoroy coronavirus bi génnagul ci Afrique ci yenn dëkk yi sax mu ngi gën a law donc bu ñu ci yokkee ne roplaan yi dara jugatul donc dëkk yëpp tëj seen ay frontières même frontières yi nga xam ne par yoon lañ fay demee doon na jafe ñu mun jouer li nga xam ne mooy éliminatoire li ci des may fàttali rek ne li des moo ëpp li ñu doot a jouer parce que ñaari ay bés rek la ñu jouer donc te mënatuñ ko jouer ci li des ci maanaam date FIFA yi am na beneen sax argument boo xam ne mooy Cameroun dañu bëgg a organiser kan yi nga xam ne mooy yi gën a yees ci organisation ci au niveau qualité te loolu day war a nekk loo xam ne public bi war nañ ko mën a assister te tant que nag maîtriser wuñu pandémie bi kooku kenn mënu ko garantir loolu yëpp tax na ne daf décider jël ndogal boobu te ñun pour ñun mooy ndogal bi gën bu weesoo loolu nag ñu ngi ko dàq ba janvier 2022 nit mën na ne lu tax 2022 dafa sori mënoon nañ ko def juin juillet 2021 mais may fàttali ne ci mois boobu tam compétition yoo bare yoo xam ne ci période boobu lañ ko dàq organiser kan moment boo xam ne dañuy concurrence ak Jeux olympiques euro ak yooyu day indi jafe-jafe ndax ci dolli Cameroun juin juillet day fekk mu nekk ci nawet te ñoom seen nawet dafa metti trop. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibeer bi di ñëw. Habsa Elimane Wane. fàttali bi soxna Josette Kali doon ñëw fàttali li gën a fës ci wàllu xibaar moo ndar képp xibaar yi ñu sant leen gërëm leen yéen ñi safoo rajo Sud FM sant it Assane Thioune bi ñu ci àndaloon bu ngoon jotee incha allah beneen équipe dina fi teew ngir dégtal leen yeneen i xibaar ñu yendoog jàmm.